leeral la ñu bëggoon indi rek si kàddu yu nga xam ni benn collectif wax na ko ñu bëgg leeral que ni du population Thiès ñooy mars ñooy wax benn groupe politicien la yi nga xam ni ku ci nekk ci ñoom defoon nga demande pour am parcelle yàlla def sottiwul ñoo jóg di wax ci wàllu suuf bi mais ki nga xam ni moo doon wax moo ci gën a am solo muy juge Dème parce que juge Dème lu ko dal dafa metti nekkoon na ci justice jàppoon na ni moo gën a muus ñëpp te bu démissionné sénégalais yi dinañ ko déglu dinañ ko topp waaye lu ko mujj a dal mooy ki nga xam ni tey kenn topp ko mu jannexe waaw moo tax dinaa ñëw ci lii ñooñu ñëpp ay politiciens la mu jannexe du tiire lépp luy yëngatu mu ne naa ci jafandu beneen bi mooy dañu ni collectif bi réew mi ci la bokk réew mi neewu ci ndaxte ñun la Thiès waay jox ci communes yi depuis 2002 ñoo ko yor et nous sommes comptables benn militant bu jógee fële bokk ci collectif kooku ça ne peut pas engager le parti dama bëgg mu leer naññi bu ñu dee wax ni maire Thiès yi wala maire réew mi ñoo nekk Thiès de saax-saaxi suuf bi ñàkk xam-xam weesuwul loolu wala iñaan dab la parce que xam nañu ni bépp ville commission moom moo am compétence ci suuf te commission boobu décret moo ko tëral fii ci Thiès commission bi fi am c'est vrai que ñeenti maire la mais benn maire bi moo koy présider muy maire de la ville ak les services déconcentrés plus l'administration te li nga xam ni moo fi jot a am bañ fi nekkee ba léegi mooy tey gisuñu benn lotissement bu fi am amul lotissement fàttali naa sax wax ni man ci dévolution bi lotissement bu ñu ma joxoon 47 hectares dinaa ko def lotissement mu am blocage mais mun naa ni population yi ñoo ko lotir seen bopp dama koy wax l'honorable député Hélène Tine moo jiite woon le collectif des propriétaires de champs de Thiappong ñoom ñoo ñëw ne ñu ñoom daal soxla nañu seeni terrain nañ leen jàppale ñoo piloté dossier bi bañ jot seen terrain kon saax-saaxi suuf amu fi li nga xam ni moo fi jot a amandi mooy ay quelques opérations de désaffectation mais dañoo seetlu ci quartier yi nu ñu bindoo mu jégg dayoo da ngay ñëw ci quartier gis benn kër tëb ñetti kër kenn dëkku fa ay ñax sax fa dépôt d'ordure nga demaat amaat ñetti kër lef ni mais population yi du ñu bind chaque instant ñu ñuy solliciter ñëw leen tonni mbalit ñëw leen désherber ah mais te yow mi nga xam ni yow la ñu jox këyit kër gi ci këyit bi nga yor dañ cee bind que ni ñaari at soo defarul sa kër comme dañ laa may administration bi mën na koo jël joxaat ko keneen sans pour autant mu yëgal la ko mais tey amul benn terrain bi nga xam ni ci biir Thiès bi nga xam ni nee nañu jël nañ ko amul fukk at ak juróom wala plus am na yu am te kenn defu ci dara mais encore ñun ñi nga xam ne ñooy maire yi communes yi même bu ñu bokkul ci commission bu ñu gisee ay population yu néew doole ñëw signalé ñu ko dañ ciy taxaw ba ñooñu jotaat seeni parcelle te def nañ ko te lu may wax ni l'honorable député Hélène Tine mun na ma seede parce que joytu ñëw woote na wax ni cas yi ay cas sociaux lañu ñu taxaw si ba ñooñu jotaat seeni parcelle kon ñi nga xam ne ñooy wax Thiès nag moom politique rek la ñuy def mais ci wàllu suuf moom kenn mënuñu fee waxal ni saax-saaxi suuf moo fi am te lu mu ci gën a metti mooy ñooñu ñëpp di wax
bu ñu demoon suñu mairie yi suñu leen génnee seen photocopie yu ñu jox da ngeen di yéemu. non loolu laa wax loolu mënuñu koo bàyyee noonu nos avocats seront saisis et que affaire bi mënuñu ko bàyyi noonu parce que lu fi amoon 2009 ba 2014 nekk ci rajo yi du yàq der ci ñi nga xam ñu fi newoon maire loolu ñun duñ ko seetaan parce que aussi Thiès kenn gënuñu koo bëgg tey lu fi am 2002 ba 2020 ci transformation qualitative bi fi am réew mi et son leader président Idrissa Seck ñoo ko fi indi loolu moo tax saa bu ñu demee élection ñu defal bagage gars yi te dinañu continuer defal bagage gars yi parce que mënuñu xam nañu ni nu carte yi tëddee xam nañu population bi du réseaux sociaux yi du ci ay communication si lay ngay amee base da ngay def lu leer lu ni fàng ñi di gis ko naw la ci jàpp la te loolu moom la réew mi def moo waral suñu daje bi tey pour leeral parce que yàgg nañoo noppi yàgg nañoo dégg ay nit duñu attaqué mais bu ñu gisee ni collectif am na te de surcroît ki nga xam ni jàpp nekkoon na ci justice te ñu gis lu mu doon def ak politiciens yi politicien bu responsable politique bi musoon am jafe-jafe juge dem moo taxaw nekkoon du la juger tey bu lëngoog ay politiciens bëgg ne dañuy jox ay leçons de morale mais dañuy mel ni àdduna day tukki xam na lu ko dal na nangu parce que Thiès nekk fi leader yombul peut-être que mën na xaar fii ak fukki at mais moom jamono yi ñuy toll nekk fi leader du da ngay jafandu ci ay collectif pour nga doon leader politique ne wuti base moo am solo. mais il a fallu mu attaquer yéen maire yi ak maire de la ville te ñëpp ngeen jóg di tontu. mais tout à fait parce que l'accusation est grave parce que ki nga xam ni mooy accusé balaa ngay tontu da ngay xam kan moo lay accusé mënoon nañu d'accord ay personnes duñu attaqué loolu dañu xam ni peut-être que ñii xamuñu mais bu fekkee ni collectif dañ ko teg ki ko jiite nekk ki nga xam ni war na xam yoon di wax kàcc yu mel nii dañoo war a jóg nag leeral askan gi nan la demee ah non ñu ngi koy xaar je crois que moom ci boppam lu koy xaar moo ëpp moom balaa muy saisir Cour suprême xëy na dina tal boppam parce que dëkk bi nag dafa am yoon du caaginu nag da ngay def politique rek lu la neex nga wax askan bi parce que nag on est dans un état organisé kenn mënul jóg du saax-saax maire dans une ville mënul jël terrain yi du ko saaxe mënul nekk c'est une commission non mooy que li ñu lu mu wax nii maanaam tey dina indi preuve de ces accusations devant la justice parce que du ñu bàyyi moom minimum juge la xam ñu ngi soog a xam lu tax sax mu démissionner parce que ku mel ni mënul nekk dans l'administration dans la magistrature parce que il a joué il a perdu c'est un loser te il ne gagnera jamais comme lu may wax Thiès la ñu nekk nag je crois que mi ngi caresser rêve devenir une personnalité politique mais il se trompe on connaît très bien Thiès on connaît ses 56 quartiers on connaît ses populations xam nañu waaw loolu moom eggaguñ ci mais ñun lu ñu wax rek mooy jamono bu ñu nekk bi nañu liggéeyal ñu ngi li nga xam ni mooy lu ñu war ñu ngi ci et que je crois que ñi nga xam ni ñoo ñu war a juger bu jamono bi eggee dinañu juger beneen bi ñu bëgg a wax aussi moo doon bretelle bi si sànq wala mooy bu jógee Elton station jëm EDK bi ne gaa yaa ngi koy morcelé je crois que maire Aliou Sow mi ngi soog a ñëw parce que moom dafa ni moom accusation yi daa garaaw ba balaa muy wax day indi ay këyitam pour wan ni leen ni rek bretelle boobu ñuy wax yoonu maire newu si c'est des privés yu yore seen titre foncier am si droit de jouissance comme ku nekk loolu moo fa am je crois que tey moom sax ñëw na parce que boo doon joxa parce que wax na si bretelle boobu te en tant que juge balaa ngay wax da nga war a mun a am les bonnes informations mais bëgg a wax parce que lu ko jiit maanaam dafa gëlëm maanaam bëgg-bëggam la jiital ak les vraies informations yu nga xam ne waroon na ko am
baaraam lu ko jiite rek mooy nañu attaqué nañu tilimal deru maire yi bu ko defee Thiès waa yi génn ci ñoom léegi su ko defee man comme am naa ay ambition mu mën a tënk mais na yem quoi franchement Thiès c'est pas c'est pas beneen li Thiès moom Thiès la waaw moom laa wax moom il ne peut pas prétendre être plus thiessois que nous sommes parce que mënuñoo bëgg Thiès mënuñu prétendre gën ñoo bëgg Thiès parce que moom nu mu juddoo Thiès màggee fi noonu la ñu juddoo Thiès màggee fi arène politique bi daj lu fi nekk te moom ba ñuy politique xëy na moom mi ngi woon toog ci siège am ba pare duñu toroxal ñun en tant que homme politique parce que ba ñuy wut liberté pour Sénégal moom mi ngi toog siège bi manifestation bu am bu ñu jàppee ay nit moom moo ko doon jugé kon du kooku moo war a mënaat ñëw bëggaat ñëw ne day jël suñu place parce que lu ñu ñam sur le terrain politique il faut mu ñam ko